ñu ngi leen di nuyu di leen remercier ci seen présence ci point de presse bi nga xam ne nii ñu ngi ko décidé def tey comme ni ngeen ko gisee ci bés yi nga xam ne nii moom la ñu génn. Il s'est passé beaucoup de choses aussi bien au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi que dans nos relations avec l'administration centrale. Donc wax ji bare na coow li bare na donc il faut nécessairement reprendre les choses en main pour wax exactement li am et puis ñu concentré wu ci li des ci priorité liggéeyu coalition bi. Comme ni ngeen ko gisee et puis ni ngeen ko xamee investiture nekkul lu yomb. À chaque fois investiture am aussi bien dans l'opposition que au niveau du régime day am toujours coow loolu moo tax am nañu ay problèmes yoo xam ne nii gis nañ ko ci biir coalition bi waaye fi nga xam ne nii fi la ñuy gën a mettre l'accent aujourd'hui mooy ce qui s'est passé au niveau de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal au niveau du département de Dakar. Man mii di wax ak yéen, je suis très bien placé pour vous en parler puisque j'étais là-bas la nuit du lundi. Li am moo di def nañu suñu ay investiture et puis avant sax may ñëw ci loolu il est important ñu préciser leen wax leen ne leen au sein de la coalition Yewwi Askan Wi bi ñu dajee waxtaan pour xool naka la ñuy def pour def suñu investiture assemblée bi dañu booloo wax ne le président Khalifa Sall nañ ko bàyyi mu def liggéey boobu même su fekkee ni amoon na quand même benn objection bu amoon ci loolu mais bi ñu toogee waxtaan ñëpp ànd nañu wax ne nañu bàyyi le président Khalifa Sall mu def liggéey bi nga xam ne nii ñun ñëpp moom la ñu waroon def ñu di ko ci remercier au passage parce que nekkul loo xamante ne nii yomb na. Il aurait pu wax ni man certes leader au parti la certes bokk naa ci parti initiateur u coalition bi certes nekkuma candidat waaye soxlawul man may jël liggéey boobu di ko def waaye c'est un responsable la ko def te it liggéey la boo xamante ne nii ba mu waxee ne dana ko def it bi nga xamante ne nii am na ay leaders yu wax ne ko boo defee ba pare da ngay ñëw rendre ñu compte mu ne leen déedéet temps bi xat na mënuma leen rendre compte su ma paree danaa ko jox le mandataire national mu dem déposer ko ñu ànd ci loolu ñun ñëpp te biñ moom noonu la ko defee waaye nañu xam ne it loolu mu def yombul parce que boo defee investiture da ngay def ay choix te boo defee choix dina am ñu dugg am ñu duggul te li jara fàttali moo di bokkoon na ci lu ñu wax ñu waxtaane ko au niveau de la conférence des leaders ñu waxoon ni 3/4 des leaders yi dañ leen di ñaan ñu dem au niveau des départements donc liste nationale bi li ñu bëggoon mooy 1/4 rek mooy nekk ci liste nationale bi waaye bi ñu demee ba ci biir gisuñu leader yu bëri yoo xam ne ni nangu nañ dem ci département yi et donc à partir de là il fallait nécessairement mu am arbitrage en tenant en compte de certains critères yoo xam ne ni dañ ko waxtaanee te bokk na ci critère bi gën a jiitu mooy parti yi gën a am doole yi gën a am représentativité puisque xam ngeen bu baax ni élection yi ñu jëm on a besoin d'un électorat de masse te électorat de masse parti yi nga xam ne ni ñoo am doole ñoo koy gën a porter donc loolu moo taxoon critère boobu ñu jiital ko te le président Khalifa Sall ci loolu la sukkandiku def listam waaye bi mu ko defee it comme ni ma ko waxee sànq am nañu kontaan am nañu kontaanul waaye li ci gën a am solo moo di su fekkee da nga nekk ci benn coalition wala organisation boo mën di nekk su fekkee ne am na lu la ca neexul li nga war a def mooy nga toog ak ña nga ko seqal
ngeen échanger nga wax leen li nga xam ne ni kontaanuloo ci donc rafetlu wuñu nag li nga xam ne ni suñu yenn camarades leaders def nañ ko puisque amoon nañu possibilité ñëw conférence des leaders wax li nga xam ne nii moo leen neexul noonu la mbir mi waroon demee te it beneen bi mooy nit soo ko joxee mandat mu def liggéey boobu même boo jàppee ne ànduloo ci même boo jàppee ne ni mu ko defee méngowul ak yow ni nga ko bëggee woon balaa ngay génn ci mbedd mi di wax nga toog ak moom nga déglu ko ba pare am na foo xam ne nii fa la ñu war a waxe ak foo xam ne nii waruñu fa waxe fi ñu toll ci contexte politique Sénégal amul benn leader bu war a doxalin boo xam ne nii dafay fragiliser opposition bi dafay fragiliser coalition muy Benno Bokk Yaakaar muy Yewwi Askan Wi muy Wallu muy beneen coalition bu nekk ci opposition bi donc dañu war a boole suñu doole dañu war a jiital intérêt généralu askan bi ba nga xamante ni suñu ay intérêt partisan dañ koy teg de côté donc loolu nekk na loo xam ne ni am na ñu ngi koy méttitlu waaye nekk na loo xam ne ni mënoon nañ ko regretter mënoon nañ ko éviter donc suñu camarades yooyu ñu ngi leen di wax qu'ils reviennent à la raison parce que liggéey bi ñu bëgg a def ñun ñëpp ñoo ko bokk te li ñu ci yéene mooy ñun ñëpp ñu àndandoo defandoo ko ni nga xam ne noonu la ko askan bi bëggee parce que coalition Yewwi Askan Wi bokkul nekkul ne rek purement ko moom wala Pastef wala Taxaw wala wala PRP wala PEM wala beneen parti coalition Yewwi Askan Wi Sénégal ñoo ko moom et moomeel gi ñu ko moom wane nañ ko ci élection yi ñu génn donc ñu ngi wax leader yi te it boo fekkee da nga nekk leader dafa am loo xam ne nii moom ngay ëppale ñi nga jiite mooy situation bu taxawee lu mu métti métti lu mu complexe dangaa war a jël hauteur bu bëri jël hauteur ànd ak sérénité gérer sur situation boobu ba nga xam ne nii du am kenn ku mu gaañ ba nga xam ne nii yi askan bi nga xam ne nii moo tax ñun ñuy sacrifié wu suñu temps suñu moyen suñu matériel nga xam ne nii askan boobu dinañu gis seen bopp ci suñu doxalin loolu nekk na lu ñu bëggoon leeral ñu ngi leen di wax ne leen liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye seen doxalin nañ ko xoolaat ñëw duggaat génne wuñu sax nde ñoom waxuñ benn yoon ne dañoo génne coalition Yewwi Askan Wi waaye dañ leen di wax qu'ils reviennent à la raison ñu ngi échange ak ñoom Yewwi Askan Wi amul benn problème contrairement ak li ñuy wax ci presse bi que c'est mi ngi bëgg a tas Yewwi Askan Wi amul kenn ku ko mën a tas kooku na ko Sénégalais yëpp xam kenn mënul tas la coalition Yewwi Askan Wi loolu buñ ko waxee ba pare dañuy ñëw ci li nga xam ne ni xew na au niveau de la direction